ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa jaxal kalaami rashidan wa murshida wa fikirati nawir wa xalbi arshida alhamdulillahi karimi ziminan ala istihaari bi furudi wa sunan chakarto li annahu xat saaxani li watan bi nafa ma xani jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam si yéenay bàyyi xel seen chaîne Touba Vision fii ci biir réew ak ci biti réew mi ñu ngi am mbégte dikkaat ak yéen ci benn jotaay ci les grandes dimensions du Magal de Touba édition 2021 Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul fas yéene dikk ak yéen ci benn dimension yi nga xam ne fi jot a jàll bari na waaye tey jii ñu am si benn dimension bu am solo mu nekk la dimension démographique de la ville sainte de Touba la dimension du grand Magal de Touba ñu bëgg waxtaane dëkk Touba dëkk bi nga xam si xëy na yàgg nañ faa ñëw yàgg nañ ko min màggal Touba gi nga xam si Cheikhul Khadim sant gi mu woote ñu sant ko yàlla suñu borom dëkk boobu lañ koy amalee waaye dëkk bi ku na xam ne ni ba mu ko sëñ bi sancee ba léegi ak jamono ji ñuy wax ak yéen ci atum 2021 nekk na lu màgg a màgg waaye dëkk bi amay expansion yu bëree bëri yoo xam si moom la ñu fas yéene waxtaane tey mu nekk l' expansion de la ville sainte de Touba évaluation et perspective c'est-à-dire quel accompagnement boo xam si dëkk bi ni muy màggee waras nañ koo mën a jàngat waaye tey ji ñu dala ci kenn koo xam si kenn dootu ko présenté ci yoonu murit wax dëgg yàlla mu nekk borom xam-xam docteur Cheikh Gueye Enda Thier Monde donc bu ñu ko tuddee dana doy waaye tamit auteur la nga xam si bind na étude bu am solo mu tuddee ko Touba la capitale des Mourides kon sëñ Cheikh xam naa dañ lay jox rek kàddu gi nga nuyoog mbokk yi nga xam si ñooy bàyyi xel seen Touba Vision ak fii ci les grandes dimensions du Magal de Touba. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant ci invitation bi di nuyu ñi nga xamee ni ñëpp ñoo ñuy seetaan di ñaan yàlla waxtaan wi amal njariñ mbokk murit yëpp mbokk lislaam yëpp jërëjëf sëñ Cheikh Gueye ci nuyoo matala bu waaye suñu borom nangu ñaan yi nga xam si ñaan nga ko di am mbégte tamit ci dalal gi nga xam si dalal ngeen ko waa Touba Vision mbokk yi nga xam si ñoo ñuy topp comme nañ leen ko waxee rek maanaam bépp dimension bu ñu jël dañuy xool kenn koo xam si fii ci biir réew wala bitim réew nekk na ci kenn koo xam si wala bokk ñenn ñoo xam si bokk nañ ci thème bi leen jox dañ ko mën a traité ba xam ne ñi nga xam si ñooy bàyyi xel télé bi ñu mën ci am jàngat wér yoo xam si day sukkandiku ci xam-xam kon sëñ Cheikh waxtaan bi moom dañ ko fas yéene tënk ci thème boobu ñu wax muy la dimension démographique de la ville sainte de Touba ci période magal gi xam ci toll nañ ci waaye dëkk bi ku ne xam ne ni ba ko Cheikh Khadim di sanc xëy na am na nu mu tàmbali woon waaye jamono ji yokku na lool ñu bëgg nga dikk ak ñun ci histoire wala boog ci historique la démographie de la ville sainte de Touba. waaw ginnaaw bu ñu nuyoo ziar bu baax sëñ Muntaxa ak ñi nga xamee ni ñëpp ñooy suñuy jëwriñ ci yoon wi ci wax Cheikh Bass Abdou Khadre ak Cheikh Abdou Mbacké Gaynde Fatma ak ñi ñuy àndal waa Rawdu Rayaahin yëpp ci liggéey bi di leen ziar bu baax te di leen sant di leen sargal ci liggéey bu rafet bi nga xamee ni ñu ngi koy def. macha allah. bu ñu ñëwee ci Touba nag Touba doon na dëkk boo xam ni fu ñu waxee yoonu murit wala ñu wax sëñ Touba dañ koy tudd. ndax benn ci turu sëñ bi sax sëriñ Touba la ñuy wax kon Cheikhul Khadim ginnaaw bu mu génnee ci li nga xamee ni moom mooy seen daara muy daara ji nga xamee ni moom la way juróom yoroon ba ginnaaw bu wéy juróom génnee àdduna kon bokk na ci li mu njëkk a def mooy sanc dëkk boobu di Daaru Salaam comme ni ñu ko xamee dëkk boobu bi mu ko sancee yàggu fa mu dem sanc fi nga xamee ni moom mooy Daaru Marnaan ba ko fa nit ña fekkee it ca la toog benn bis daal di dem te nit ñi xamuñu fu mu dem fu mu jëm ba mu feeñee ma nga feeñee ci
seet bu ko ab rëbbkat doon seet ba gis ko ginnaaw bu ko ay mbokkam doon wëre rëbbkat boobu ñu ngi koy wax buubu ja rëbbkat boobu nag ba mu ko gisee moom sax dafa tiit ndax fa mu ko gis na mu lëndame ak na mu baree gàncax te àlle kon ba mu ko fa fekkee ci lañ door a xam ne sëñ bi sanc na dëkkam boobu di dëkku Touba ma ngi ko fekk ci booru ab bépp yenn garab bu ñuy wax bépp ginnaaw bu mu ko demee yëgal ko waa Daaru Marnaan ci lañ ñëw nag daal di wërale garab googu am ngeer ginnaaw bi leen sëñ bi yëgalee ne dëkk bi nga xamee ni moom la doon wër sëñ bi di ko yàgg ci def ay xalwatu suñu boroom won na ko mu tuddee ko kon Touba kon juddug Touba walla sos gi noonu la demee mi ngi am ci 1887 loolu nag ba mu amee xawoon na jaaxal ñu bari ndax na mu àllee ak ñi nga xamee ni noonu la foofa meloon ak jafe-jafe ya fa amoon ku la waxoon ne foofa dina am ab dëkk bu toll ni tey ni Touba toll dina naqaree gëm waaye ginnaaw bu mu ko sosee it ba ñu commencé di ko toppatoo ginnaaw gi toog na fa moom ci boppam lu mat juróom ñaari at ba juróom-ñetti at yoo xam ni sanc na fa ay këri kër ñu mën cee lim fii ñuy wax Daaru Xuddoos ak ay yeneen kër fii kër sëñ Saaliw gi nekk sancoon na fa daanaka wet gu nekk dandu na fa sanc fa kër ba ca kër ga nga xamee ni tamit fa la daan dalale ay gan yi nga xamee ni ñoo daan jógee gànnaar Daaru Naar ñu koy wax Daaru Naar muy kër sëñ Sohaybu kon nag ginnaaw ba mu ko sosee noonu ba dëkk bi mbokk murit yi commencé di ko bàyyi xel ci la wëlbatiku kon dem ci génn dëkk bi dem ci géej gi loolu nag doonoon na lu taxoon ñu bari yaakaar ne dëkk ba fa lay jaare fay ndax am na mag ñu fa dëloon ñu toog fa ca booba it am na mag ñoo xamee ni demoon na sancloo woon na leen dëkk ay dëkk yoo xamee ni dañuy wër Touba bokk na ci Kër Ñang kon loolu mën nañoo jàpp ne moom mooy état bu sanc bi nga xamee ni moom la sëñ bi sanc dëkku Touba diggante booba nag ak tey jii ñuy wax Touba màgg na fi ba doon ñaareelu dëkk ci Sénégal doon ko ci démographie maanaam ci ay nit yu takku yu fa dëkk doon ko ci koom-koom économie ci économie doon ko ci mbiru transport ak communication surtout communication ndax léegi ñëpp nangu nañ ne ginnaaw Dakar Touba moo ëpp ay téléphone portable at yee ca ginnaaw xaw naa mat ay at boor yi 2000 ba 2001 defaloon naa benn étude Nations Unies bu wone woon ne Touba booba moom moo occupé 2e place ci mbiru téléphone te it Sonatel booba
lim doon jëlee ci Touba ci ay alal jéggi woon na dayoo ba ëppale ko Dakar ndax ña fa jóge woon dem bitim réew ak woote bi ñuy woote ci dëkk ba dafa am lu ñuy wax balance de trafic loo xamee ni ginnaaw bu nit ñi fayee ba noppi loolu it Sonatel day dem ca fi ñuy wax Union internationale des télécommunications fayeeku ko fa ndax mi ngi mel ni waa France bu ñuy wootee Sénégal dañuy utiliser réseau Sénégal réseau Sénégal boobu ñuy utiliser bu ñu demee ba at mi jeex dañ koy natt ñaata yoon lañ ko utiliser ñu fay leen ko mu doon déjà ca booba alal ju bari ju Touba doon indil Sonatel ci yoo xamee ni ñoom duñ ko siiwal kon ci mbir yu bari muy matériaux de construction muy fu ay daara bari tey jii nii mun naa wax de bu fekkee ay 2000 ba 2300 daara moo nekk fii ci Dakar ndax ñëpp fi lañ daw jëm si Touba fi mu ne nii mi ngi ci daanaka 1800 kon muy wane ne samp na doon ñaareel bi dëkk ci Sénégal waaye Touba kenn du ko natt ci Sénégal Touba fi ñu koy natt mooy dëkk yu mel ni moom nekk ay ville religieuse ay dëkk yoo xamee ni diine moo leen sos donc ci dëkk yooyu da ngay gis ne daanaka ci Afrique amul benn dëkk bu ko ci ëpp te ci monde bi tamit surtout monde musulman ci dëkk yi nga xamee ni diine moo leen sos bariwul lu ci ëpp Touba donc màgg googu mu màgg jaar na ci ay étapes yu bari am na lenn luñ ci mën a génne xaj na dooru tabax jumaa ji nekk na ci étape bu am solo ndax ginnaaw bi sëñ bi toogee Jurbel ba xaw faa yàgg tuuti 1912 ba 1926 25 26 ci la door a commencé wut autorisation yi pour tabax jumaay Touba ci diggante bi moom ci boppam tabax na jumaay Jurbel muy voilà 1917 ba 19 kon moment boobu moment bu am solo la ndax ci la ñu gën a yokk ay jéego ngir jumaa ji mën a taxaw foofu ci Touba doonul woon nag lu yomb ndax booba ba tey ginnaaw bi tubaab bi yóbboo sëñ bi fu ne lu mat fanweeri at ak ñaar mayu ko benn yoon mu doxal ak boppam ci ni nga xamee ni noonu la ko neexee maanaam yóbbu ko ci ay bërëb bu ko fa nit ñi fekkee ñu jëlaat ko yóbbu ko feneen fu gën a jafe fu gën a metti ci moom waaye aussi fu gën a metti ci taalibe yi pour ñu fekk ko fa yëpp bu ñu yeggee nag ba Jurbel ci la sëñ bi door a mën a demander autorisation pour mën a tabax jumaa yi Touba ñu commencé tamit di nisar ak di natt li nga xamee ni yëpp moom lay laaj ci ay plan ci ay moyens ak aussi li nga xamee ni mooy saxaar gi war a yóbbu matériel yi yooyu yëpp ci booba lañ ko commencé natt waaye aussi ci booba la ñu njëkk a am li ñuy tuddee autorisation maanaam ci suuf si kon jàngat bi ñu ci mën a def mooy taxawaay bi jumaa ji am am na lu mu joué ci sur le plan démographique ci dëkk bi maanaam mun nañu wax ni mooy xol bi bu fekkee dëkk nag xol bi moo njëkk a juddu ndax diine ji nga xamee ni moo ko sos ak valeur bi nga xamee ni jumaa ji am na ko ci liggéeyu sëñ bi ak ni nga xamee ni noonu la ko waxee ne dañ ko jox ngir mu man ngir loo xamee ni la lu sotti la ba noppi loolu buñ ci jógee beneen étape bu am solo mooy 1932
bi nga xamee ni sëñ Mouhamadou Moustapha door na tabax bi ginnaaw bu mu amee autorisation yi loolu ci la ay nit nag gën a commencé yokk Touba ngir tabax boobu bu ñu jógee ci loolu mën nañoo jàpp ne 1945 tamit date bu am solo la ndax ci lay sëñ Fallou woote waat tabax jumaa ji ak yeggale ko boobu it mu nekk jamono ju jafe ndax ñu ngi tolloon ci deuxième guerre mondiale réew yépp nekk ci rëg-rëg ak coono waaye koom-koom ci réew mi sax guerre bay am ca biti xawoon na ko lottal nit ñi tamit xaw a lott ci guerre boobu waaye li gën a jaaxal tubaab bi booba mooy naka la def ca jamono jooju ba murit yi mën a dajale loo xamee ni dinañ ko tabaxee jumaa ju ni toll beneen étape bi ëpp solo xanaa mooy 1963 bi nga xamee ni ñi ngi inauguré jumaa ji waaye ginnaaw bi jumaa ji paree ci jamono jooju ci lay d'ailleurs njëkk a commencé def ay recensement ñu gis ne Touba 2,000 nit ñoo ko dëkke 1958 kon juróomi at lañ ca teg ñu inauguré jumaa ji yeneen étape yi nga xamee ni am na solo bokk na ci 1985 ndax 1985 ci la sëñ Abdou Lahad woote murit yëpp ne nañ ñëw dëkk si Touba suñu balaa ma yegg si foofu 1945 ci la tamit sëñ Fallou woote pour ñuy ñëw màggal si Touba kon xam nga ci boobu commencé waat jumaa ji ak wootee màggal gi dafa nekk ñaari événement yu dajaloo ci foofa nga xam ni kon boobu moment bu am solo la ci tey Touba ni mu màggee ak fi mu yegg donc 1985 boobu tamit lu ci am solo la ndax ci la ñu njëkk a woo nit ñi murit yëpp ne leen nañu ñëw dëkk ci dëkk bi commencé tamit tegale ay lotissement ngir ñu mën a ku ci ñëw boo ñëwee mën a am kër booy xool nag ci natt bi ci démographie da nga gis ne 1976 ci lañ ci njëkk a def recensement ñu jàpp ne booba Touba mi ngi toll ci 30,000 personnes maanaam 1,000 nit ñoo ko dëkke woon 1988 yegg na ci 130 et quelques mille donc nga gis ne ci diggante bi Touba def na jéego yu mag a mag a mag ci mbirum nit yu ko ñëw dëkke suñ ci jógee ginnaaw natt yi nga xamee ni ñun def nañ ko ci Touba demoon na ba bokk ci réew yi nga xamee ni wala dëkk yi nga xamee ni ñoo gën a gaaw lu ñuy màgge ci àdduna bi demoon nañ ba daanaka 19% par an la dëkk bi doon yokki mooy diggante 1985 boobu ma wax ba daanaka année 2000 yi dafa mel ni ñi ñëpp fi bobbeekoo ñëw Touba dëkk yi di gent di ñëw nit ñi di jël seeni néegu ñax directement seeni dëkk di ñëw jamono boobu it doon na jamono boo xam ni daanaka Touba jaaxaloon na àdduna yëpp tamit ci niñ ko organiser ndax réew dëkk bu tol noonu nit ña ñëw baree fa noonu waaye yenn xat-xat yi gisuñu ko fa ndax li ñuy natte dëkk mooy ndax dëkk yi am na li ñuy wax tuddee bidonville ay dëkkin yu ñaaw wala ñu xool aussi ndax lu toll ni màggal gi dafa xew ndax jur na ay jafe-jafe wala déet loolu bokk na ci li nga xamee ni moom lañ ko doon natte kon nga gis ne kon ci jamono jooju Touba moom màgg na màgg gu gaaw
waaye nuru na ni waajaloon nañ ko ndax 1958 bi ma doon wax sànq noonu ci la ñu njëkk a def lotissement bu mag a mag a mag Touba sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ci ndigalu sëñ Fallou moo njëkk a xëtt ay mbedd jële ko ci jumaa ji ak pénc mi ak kër yu mag yi fa nekkoon xëtt ay mbedd yi jóge ci jumaa ji daal di sar génn foofu mu doon loo xam ni ba tey bokk na ci li dimbali Touba ci jamonoy màggal ak même bu dul jamonoy màggal kon te jamono yooyu xëy na bu mu koy def nit ñi comprendre woon booba nit ñi comprendre ñu woon moom vision ak gis-gis bu sori ba mu ca am waaye li nga xamee noonu lañ ko tudde ñun mooy benn plan la boo xamee ni dafa dajale ni tubaab yi di defaree seen dëkk mooy maanaam defal ko ay mbedd yoo xamee ni day jub waaye ñu tenir compte tamit ci dëkk bi ni mu nekkee dëkku diine ak li nga xamee ni moom mooy ay rond yoo xamee ni war na bokk ci plan bi ñu koy wax plan radioconcentrique maanaam li ñuy tudde ay radial mooy mbedd yu mag yoo xamee ni dañuy sar ñoom ñëpp wuti benn carrefour benn carrefour ndax foofa Touba mooy pénc mi ak jumaa ji waaye ñu wërale ko tamit ay mbedd yoo xamee ni comme ay rond la ñuy def mooy tey li ñuy wax rocade bi wala corniche bi donc ñaari façon plan architectural yooyu moom la ñu marié moo tax tey sooy dugg Touba mën ngaa duggee boor bu ne booy génn mën ngaa génne boor bu ne foo ci mënti génne mën ngaa dem ca fa ca des loolu gis-gis la bu soree sori macha allah bu tax tey ñu mën a wax Touba ni ñi nga xamee ne noonu la nekkee ville bu ñu organisé ba tax na 1996 demoon nañ ba Istanbul ngir wone fa ni nga xamee ni noonu la Touba taaroo ci ni nga xamee ne noonu lañ ko organisé ba sëñ Moustapha Saliou demoon fa présenté ko fa ba am fa ndam lu rëy kon ci mbiru urbanisation ak géographie Touba doon na dëkk boo xam ni dëkk bu ñuy bàyyi xel la ci réew mi ndax moom moo jiitu gën a magal dëkk yi nga xamee ni ay dëkku diine lañ man ci lim ay Médina Gounass Kaolack Médina Baye Cambérène ak yeneen dëkk Touba ni mu bindoo ak niñ ko bàyyee xel ci dëkku diine noonu ci lañu jaare ba bàyyi aussi yeneen dëkk yooyu xel may leen loo xamee ni daanaka réew moo gis surtout réew yi nga xamee ni te loolu dama bëgg ñu bàyyi ci xel bu baax mooy suñ ne Touba dafa am statut particulier wala li ñuy tuddee ñun statut d'exterritorialité maanaam ñu nangul ko loo xamee ni luwaawu réew mi tëralu ko waaye nangul nañ ko Touba loolu bokk na ci ku fa tux ñu jàpp la ku fa jëfandikoo sàngara ñu jàpp la ku fa def yenn po yi ñu jàpp la te loolu doxul ci Sénégal loolu nag boo demee France am na fa boo demee yeneen dëkk yi nga xamee ni ñoom la ñuy roy ci organisation dëkk am na fa dañuy nangul yenn dëkk yi ne ñoom dañoo am seen jëmmu bopp seen statut bopp statut boobu ñu war leen a dimbali ba ñu sàmm dëkk yooyu ba dëkk yooyu leneen du leen dugg te loolu moo taxoon ci gis-gis bu sori sëñ Touba ci boppam ak ñi nga xamee ni mooy sëñ Modou Moustapha ñoom ñu am ci gis-gis bu teel a teel ngir mën a def li nga xamee ni moom la ñuy def wax titre foncier Touba nekk titre foncier booba ba tey titre foncier bi jóge na ca tubaab ya
bi ñu yegsee ba am suñu indépendance ñu daal di koy renouveler reconnaître ko 1976 ñu daal di koy def ay pàcc 2005 wala 2004 ba 2005 président Abdoulaye Wade ànd ko ak sëñ Saliou daal di koy def benn titre foncier boo xamee ni tey jii may wax yow toll na ci 30 000 hectares nga xam ni jóge na daanaka boo génnee Daaru Musti ba boo génnee tey jii nii Ngaabu toll na loolu la Touba toll xam nga boo ko doon daw tey dina doon lu yaa kon màgg boobu Touba màgg nag indi na màggal gi moom comme ville de pèlerinage la dëkk boo xamee ni la day accueillir pèlerinage lépp loo xamee ni màggal laaj na ko ci dimbali nit ñi ñu mën a tëdd mën a nekk seen ay activité mën a dox mën a circuler loolu yëpp dafa mel ni lu ñu waajaloon nañ ko ba noppi ba tax na fii nga xamee ni fi la ci Touba toll mën nañ koo rafetlu bu baax a baax waaye nag terewul mu am ay défis yu bees yoo xamee ni ñëw na ci dëkk bi yoo xamee ni dinañ ci dellu si ci défis yooyu lañ war a ñëw ñu ngi wax ni mbokk yi ki ngeen di teewlu mooy docteur Cheikh Gueye Enda Touba Vision fas yéene waxtaan ak moom ci thème bu am solo muy dimension démographique gis nga li mu jot a leeral ci historique yu jeunesse bi mu def ci Touba ba ko sëñ bi ku tedd ki sancee ba léegi ni ñu ko dëkkee waaye wax na jumaa ji ak mboolem projet yoo xam si xëy na vision yi sëñ bi amoon ci sant gi mu sañtooñ ñeenti gox bu nekk ci rawatina ci kër sëñ Touba yi ngay dégg jamono yi bokk na ci kër ñoom suñ champs bu que sëñ Saliou nga xam ne jamono yi fa la nekk ak yenn yoo xam si liggéey yi sëñ Abdou Lahad Mbacké def sëñ Saliou ak expansion bu ñu def par rapport ak sëñ Fallou ci vision yi ñu amoon par rapport ak ni ñu dëkkee Touba waaye ñu bëgg ak ñëw ak yow ci li nga xam si xëy na mën naa moo nekk au cœur du débat muy Touba ni muy yokkoo ni mu gaawee ndax wax ngeen études yi ngeen def bokk na ci am na chiffre boo joxe muy 19% ci benn année kon jamono yi ni ñuy gën a dem muy gën a gaaw nit ñi di bàyyi seen i kii di fa dëkkee am ñoo xam ay étranger bu ñu dikkee tamit fa la ñuy fas yéene am kër ñu ci bëree bëri sax dañu jóge ay région dem léegi sañ ci Touba nga gis dëkk bi ni muy yokkee waaye défi yi ñu war a kii bokk na ci jamono jii nga gis tey inondation bokk na ci yeneen projet yoo xam c'est à l'avenir ni ñuy gën a dem nit ñi di gën a ñëw Touba di gën a kii ndax amul nag benn taxawaay boo xam ne taxaw seetlu bu ñu war a def lépp loo xam si dëkk bi day ànd ak moom di dund loolu war a mën a am Touba ndax nekkatul ville boo xam si wala ab quartier boo xam si nekkoon na ko. waaw avant loolu dama bëgg rek juste dolli ci li ma doon wax sànq. ne sëñ Touba. waajaloon na tamit. li ñuy tuddee tey le grand Touba. maanaam métropole. xam nga sos dëkk. ba dëkk bi dem ba màgg. ba dajale yeneen dëkk. daal di leen ëmb. foofu la Touba toll tey. waaye loolu yëpp ci gis-gis la woon. ndax mag ñi ku ci nekk dafa am fu mu la demoon santoon nga sanc fa jox la ci ndigal. donc ba tey jii nii li ñuy wax commune Touba. communauté rurale Touba. fu ci Touba war a màgg ba yegg fa. benn jafe du ci am ndax waa dëkk bi. waa yoon wi ñoo ko dëkki. loolu pour man kii bu am solo la. mooy bu am solo la. léegi nag dëkk buy màgg. ba toll fenn fi. du mën a ñàkk a jànkanteeg ay jafe-jafe. jafe-jafe yooyu bokk na ci taay bi. ndax bu rëyee. lu muy gën di rëy di gën di jafe. saytu mbiru ndox. bu ndox mi ñëwee. muy ndoxu taw muy yeneen ndox fan lay jaar. dina lijjanti dinañ mbiru déchet. maanaam mbalit yi. fan nan lañ koy saytoo. dinañ wax nit ñi maanaam ci seen alimentation. lekk gi ñu war a lekk. naan gi ñu war a naan nan la fu transport bi naka la nar a demee. yooyu yëpp day daal di doon ay défis yu bees yoo xam ni. dëkk bi da koy jànkonteel. kon Touba foofu tamit la toll. mu laaj am ay taxawaay yu bees. li ci njëkk laaj taxawaay bu bees mooy comme ni nga ko waxee. léegi ku ne mën naa ñëw dëkk Touba.
ñi nga xamee ni sax dañ leen di dàqe feneen ñu def fa naka sudul noonu wala ñu leen di wër dañuy ñëw dëkk si Touba wala làqu si Touba loolu ci benn wet day gis ne lu ñu war a mën a nangu la ndax sëñ Touba làqukaay la fa la nit ñi war a ñëw daal di làqu ci moom defaroo ci moom te Touba dëkku defarukaay la waaye beneen bi mooy jafe-jafe yam fay indi ci insécurité ak ñàkk a mën a saytu nit ñi mën a dund gu dal bañ a xalaat ay jafe-jafe yu jëm ci mbiru sécurité loolu nag tamit Touba am na ci jafe-jafe xam naa bu ñu ko doon bennal dañuy wax ne ci mbiru planification amoon na fu Touba tolloon dëkk bi xaw a am lu mu yem neexoon na planifier kilifa yi def nañ ay milliards ngir def ay lotissement yooyu bañ ko defee pour fexe ay nit ñëw dëkk si ci dëkk bi nit ñooñu bi ñu ñëwee dëkk ci dëkk bi bari na ay yu ñu leen waroon a waajalal maanaam lu jëm ci mbiru ay tali yoo xamee ni am na assainissement bu ndox ñëwee mën faa jaar dem ci ay canal am fu ñu yóbbu ndox mi soit mu nekk ndox mu ñuy sànni wala mu nekk ndox mu ñuy jariñoo loolu Touba war na ci am taxawaay bu bees ndax gis nañ ne ak màggaayu dëkk bi jafe-jafe ji mi ngi ciy yokk ci mbiru gestion des déchets loolu tamit Touba am na ci jafe-jafe ndax soo xoolee di nga gis ne li dëkk bi di produire ci mbiru déchet ay mbalit bari na lool niñ ko war a gérer pour déjà di ko jël ci kër yi am na ay jafe-jafe waaye buñ ko jëlee ba pare fan lañ koy yóbbu te jamono àdduna fépp mu xew ñuy jël mbalit di ko defaraat recyclage di ko recycler ba nga xam ne day amalaat njariñ askan wi mën naa doon engrais mën nañ ci récupérer lenn loo xamee ni ay plastique lay doon ñu jariñoo waat ko te loolu dafa bokk ci cosaanu waa Bawol ndax ku nekk xam na ne liggéey bu ni mel ñoom ñoo ko fi njëkk a def te loolu waroon nañ ko saxal Touba ba nga xam ni mbiru mbalit loolu dinañ ci dimbali mën nañoo wax ci mbiru transport bi loolu tamit gis nga ko ni mu baree ay jafe-jafe ni mu baree ay jaxasoo loolu it war nañ ci mën a góorgóorlu waaye ku ne xam na ni Touba ku ne moo fay ñëw bari na ñoo xam ne dañ fay ñëw te néew doole lool ñu war leen aussi di leen saytu di leen jàppale moo tax am na solo lool ñuy jàppale ay daayira yu mel ni Touba ca kanam nga xam ni point yooyu ma wax yépp bu ci ne am nañ ci ay taxawaay am nañ ci ay xalaat man mii bokkoon naa ci benn séminaire bu ñu fi organisé woon daaw boo xamee ni boroom xam-xam yu bari daje nañ fa ngir mën a saytu amaat gis-gis yu bees ci problème yi nga xamee ni Touba am na ko nga gis ne ci mbiru planification war nañ ci am taxawaay bees xool léegi fii Touba toll fii ak 20 ans 30 ans lan la Touba war a soxla ngir ñu waajal ko mu mel ni ku tedd ki sëñ Mountakha Mbacké dafa mel ni woote na waxtaan bu mel noonu fii d'ici 50 ans wala lu ko ëpp Touba nan la war a mel ndax comme ni nga ko leeralee dëkk boo xam si à tout moment ni muy yokkee day gaaw te jamono yi gis nga jafe-jafe yi fi jot a am ci wàllum ndox ci wàllum inondation ci wàllu yeneen transport yi màggal Touba fi ne nii bu jubsee da ngay gis oto yi ni mu ñu kiwee dëkk bi xat kon te dëkk boo xam si day gën a màgg kon défi yooyu lu ñu war a relever la xool borom ñi xam-xam yi nga xam si seen i wàllu màcc na ci ñu jéem a xool nan lañ ko mën a fa kiwee loolu nga xam si tey li ñuy gën a dem rek Touba di gën a nekk loo xam day mën a kii xam naa université Khadim Rasoul bu Touba moom it dikkaat ñëwaat ci ndax
sànq ñu ngi tàmbaloon ci jumaa ni mu mën a représentant quelque chose qui peut faire une expansion démographique waaye boo ñëwee ci wàllu université nga xam mu ñëwaat nekkaat ci biir Touba mu am yeneen besoin yoo xam ne mooy université da koy yittewoo ba pare besoin yi dëkk bi ñëwaat kon loolu bi bañ jàngat nga ci mën a waaw d'abord démarche prospective bi ñu doon wax dafa laaj benn taxawaay laaj na tamit recensement yi nga xamee ni daana am Touba xam ni dañ daan natt nit ñi nan lañ toll ñun ñëpp dañoo mës a jàpp ne li ñu daan nattal Touba ne Touba noonu la toll Touba ëpp na ko waaye naka la ñuy def tey ba Touba nattal boppam bu nattalee boppam ba ñu xam dëgg-dëgg ñaata nit a fa ne nit ñooñu naka la ñu bindoo ci ay mag ay xale ay góor ay jigéen tranche d'âge yi xool mbiru koom-koom naka la taxawee ñan ñoo am ñan ñoo noonu fan la ñu ñi gën a soxla ndimbal fan lañ féete ñu natt loolu dafa mënta ñàkk tamit ñu xam ñaata kër a fa ne ngir bu ñu waree def ay ndimbal jëmale ci kër yi wala ay natt wala lu mënti doon ñu mën koo xam Touba war na aussi saytu lu bëri lu jëm ci mbiru numérique maanaam Touba dafa war a doon dëkkub xarala boo xam ni lépp lu xarala yu bees yi laaj Touba taxawee ko te bokk ci dëkk yi nga xam ne dañ cay jiitu mbiru jàng ak jàngale loolu tamit amul dara lu ko ëpp solo ñu mën cee rafetlu bu baax taxawaayu sëñ Muntaxa mu mel ne daf ci am moom ci boppam taxawaay boo xam ni bu am solo la ñun ñi bokkoon nañ ci ñi nga xamee ni doon nañ ci xalaat bañ koy door di xalaat naka la ñu mën a tëggee ab université boo xam ni dina dëppoo ak dëkk bi dëppoo ak njàngale bi nga xamee ni moom la ci Cheikhul Khadim nisaroon waaye dina dëppoo ak jamono tolloo ak li nga xamee ni ay xam-xam la yoo xamee ni dañ ko jàngale ci àdduna bi waaye yoo xamee ni na amal njariñ waa Touba ak waa Sénégal loolu bañ koy door ak léegi ku ñu ni woon dina gaawee nii kenn du ko gëm ba tey ñu naan mën na ubbi ren te amagul daanaka ñetti at kon nga xam ni loolu murit yi def nañ ci seen fulla def nañ ci seen fayda daal di topp ndigal bi nga xamee ni sëñ Muntaxa joxe woon na ko ci ne bu mu laal suuf kon daanaka laalul suuf te yegg si nañ ci fa nga xamee ni fi la ñu war a gën a wonee li nga xamee ni nii moom mooy suñu taxawaay ci université boobu ci génne alal di continuer di ci def xam ne du loo xamee ni dañ koy tabax ba pare bàyyi ko noonu waaye dañ koy tabax di ko doxal tabax gi sax mën naa ni moo gën a yomb ndax gestion université moom ko xam budget bi rek da nga xam ni étudiants yi nga war a dundal rek ñi nga war a loger courant ba cee daw ak personnel ba ak macha allah waaw da nga xam ni jàng ak yar maanaam amul prix ndax moom daanaka moom moo sos Touba moo tax Touba taxaw Touba sëñ bi ci boppam li tax mu sanc ko bokk na ci jàngale gi bokk na ci yar gi waaye bokk na ci mu doon dëkk boo xam ne day xéewale pour mbokk taalibe yëpp ñu koy dëkkee kon université bi lu am solo la te ni nga xamee ni noonu lañ ko tëggee damaa jàpp ne ñi nga xamee ni xalaat nañ ko seen xalaat rafet na ndax diine moo ca jiitu muy science islamique waaye terewut mu am yeneen département yoo xam ni bu ci nekk dañoo xool ba xam ni bii dina amal njariñ waa dëkk bi ak yoon wi mu jëm ci mbay mu jëm ci mécanique ak agronomie mu jëm ci électrotechnique mu jëm ci yeneen maanaam informatique bi ak nouvelle technologie de l'information et de la communication donc yooyu yëpp li nga xamee ni moom lay wone mooy ñaari taxawaay yooyu ma wax taxawaayu delloo Touba ci wéeruwaayam li ko tax a jóg waaye dëppale ko tamit ak jamono loolu moom la université bi indi mu doon loo xam ni tamit
war nañ cee gën a góorgóorlu. gën cee jàpp ndax doxalinu université. dafa xaw a jafe. waaye li nga xamee ni moo ci dalal suñu xel ñun ñëpp. mooy ni nga xamee ni noonu la ñu jàppee ne. xidma. moo ko war a taaw. ndax dëkk université buy judd ci àdduna am na lu ko tax a jóg. am na taarixam. am na histoire am. soo demee université yi nekk Brésil. université yi nekk États-Unis université yi nekk France bu ci nekk am na taarixam. am na nu mu jaaree. ba nekk tey université. loolu it day feeñ ci ni nga xamee ni noonu lay doxe université Touba war na doon université boo xam ni. day ëmb li nga xamee ni moom mooy xidma gi. war na doon université boo xam ne day jege askan wi. tey jii nii mun nga ni est-ce que université Dakar bu tëjoon juróomi at. est-ce que nit ñi dinañ ko yëg est-ce que réew mi dana yëg dellu ginnaaw jëmale ci boppam. mën nga ko laaj. waaye Touba. université ba fa nekk dafa war a doon université boo xam ni dafa war a amal njariñ. directement. askan wi. amal njariñ dëkk ba. amal njariñ yoon wi. loolu moo tax ñu dëppale. besoin yi nga xamee ni moom lañ jàpp ne mooy besoin wu dëkk bi. ak yoon wi. ak lañ fa def. waaye xidma yi dafa am solo lool ndax boo xoolee enseignants yi fa nar a enseigner yëpp. gisaguñ ci kenn ku ci laaj dërëm. ci li nga xamee ni liggéey nañ ko. ngir tëral ay programme ngir tëral ay curricula. wala xalaat ci li nga xamee ni noonu la université bi wala doxe fii ñu toog nii da ngay toog gis ay nit jóge bindee la Amérique latine. wala États-Unis wala feneen. di laaj nan la ñuy def ba jàngale ci université Touba bi te kenn du leen fay. loolu moom c'est une première université boo xam si mën naa ne ñi gën a ëpp ay xam-xam ci wàllum ay professeur di ay émérite ñu bëgg a jàngale ci université boo xam si dèjà ñoom pour ñu dugg fa sax dèjà dañuy laaj ni ñuy mën a def ba pare te duñu fay te mën naa ne bu ñu demoon feneen alal ji la ñu fay moom du xam ne muy toll. kon nga xam ne am na lu mu làmbool loolu nag bokk na ci tamit waa dëkk bi ci boppam. muy waa Touba. ñu xam ne université bi seen université la. seen université la day dugg ci ñaan nga Cheikhul Khadim waxul bil Mustafa lil bana xudusul madrasatan biha yazalu azawal jahlu wal kabal lal taxawal gi taxawal université waaye taxawal université mu nekk lu am solo ci ab askan dawat na ci ab dëkk ndax mën naa ni xam-xam moom mooy dundalu réew mooy tax mu développé waaye Touba tamit gis nañ ni jëm nii dëkk bi te dëkk bi ni mu toll waras naa maanaam lu ci mel ay usine ndax xëy na jamono yi boo xool usine glace nga fay dégg wala yu demee noonu te comme waaw comme day gën a dox nag wax dëgg yàlla jàpp naa ni usines yi transformé ak yu demee noonu waras nañ ko mën a am nag mu mën a dëppook njàngalem dëkk ba waaw dafa xaw a sax doy waar Touba ak ni mu toll ak ni màggal gi toll ak ni nga xamee ni noonu lay dajale ci ay nit lenn ci li nga xamee ni moom la ñuy jëfandikoo defare wuñ ko Touba. waaw loolu doy na waar. ba ñenn ñi xalaat ne loolu moo war a nekk wala war na bokk ci suñuy priorité. ndax soo xoolee yeneen dëkk yi da ngay gis ne dëkk yi dañuy organiser ay événements yu rëy. ngir mën a suqaliku. ñii di jël coupe du monde. di ko organiser. ñii di jël Jeux olympiques. di ko organiser. ñii di jël exposition universelle. di ko organiser. ngir nit ñi mën leen a bàyyi xel. nit ñi mën faa ñëw. nit ñi mën a consommer ndax loolu day dundal dëkk. waaye Touba doon na dëkk boo xam ni soxlawul loolu ndax at mu jot la koy am. am googu mu koy am nag dafa war a tax ñu am taxawaay bu bees. ci lu ni mel. fexe ba mbay mu sell. mën a dundal Touba. at mi yëpp. ba jëlaale màggal gi. ñu koy defee li wër Touba. ci li dëkk bi soxla. ay usine yoo xamee ni day jël lu ñu ci mbay moomu am lu mu ci transformé. jële feneen ay matières premières. am lu mu ci transformé pour waa dëkk bi pour waajal màggal gi. pour waajal màggal yeneen yi nga xamee ni ñoo fay xew. ak yeneen xew-xew yi. loolu mënatul ñàkk.
defar benn zone industrielle ak zone économique spéciale boo xam ni day yombal ñi nga xamee ni dañ fay bëgg a ñëw tabax usine waaye nag ñu ñàkk ko ba nga xam ni du ay nit yu jóge Inde wala yu jóge Chine wala yu jóge États-Unis ak seeni jikko ak seeni jëfin ñu ñëw dëkk si Touba pour def ko loolu war nañ ci ko moytu war nañoo fexe tamit màggal gi ak màggal ya fay xew yëpp la cay jóge ci alal ñu mën koo natt fexe ñi nga xamee ni ñoo ko fay jële di ko doolee soit ci dëkk bi ci fiscalité wala ci loo xamee ni dañ ko fay def ay foire wala di leen ci encourager pour ñuy ñëw di ko réinvestir ci dëkk ba loolu moom liggéeyu état la wala liggéeyu xalif bi yow solo loolu comme lépp rek loo xamee ni aju na ci Touba lu kilifa Touba di bokk ak état bi la ndax Touba ci biir Sénégal la bokk dafa war a am partenariat lu yoon wi am taxawaay ak takku bu mat sëkk ngir doxal Touba ngir investir Touba état bi war na ci dugal loxoom lu tolloog li waa Touba ak murit yi di def ci réew mi waaw ndax études yi ñu def moom boolewuñ ci sax xëy na jëmmi benn weer safar bu teroo ba 10 safar waaye études yi ñu mu doon def économie si dañ parle de plus de 365 milliards yoo xam si Touba dana ko injecté ci économie Sénégal ci 3 jours màggal loolu kon nekk na loo xam si lu war a mën a nekk la loolu ñun bokk nañ ci ñi nga xamee ni doon nañ saytu liggéey boobu waaye soo ko xoolee ba xool ko sax li muy dugal ëpp na loolu ndax ñi dëkk Touba ñëpp xam nañ ne wàccaayu màggal du ñetti fan avant buñ nee des na ñetti weer ña ngay defaraat seng ya ña ngay defaraat tabax ya ña ngay pentiraat ña ngay defar lal ya menuisier yi ci la ñuy gën a liggéey menuisier métallique yi di gën a liggéey maçon yi di gën a liggéey loolu yëpp soo ko nattee di nga gis ni ëpp na bu baax a baax li nga xamee ni moom lañu natt kon ginnaaw bu ñu ko defee même au niveau local sax au niveau international imagine tey Modou bu bëgg a jóge Touba bëgg a ñibbisi mu ñëw ñu yokk billet d'avion yi plus de 400 000 da koy jaral mu dagg ko imagine tey loolu boo ci amee plus de 100 personnes bu xam ne toll ci wàllum économie muy jërul ñeneen ñi tamit ni nga xamee ni noonu lay doxee suñuy compagnie aérienne ni nga xamee ni noonu lay doxalee suñu système transport su fekkoon dëkk lañ boo xamee ne dañuy natt jëmale ci màggal gi defal ko étude spécifique man mun naa wax ne au moins 1000 milliards dina ko apporter ci ay frais direct ak indirect kon moo jar na am toogaay ci naka la màggal gi war a doone moteuru économie wu Touba ak li ko wër waaye sax économie wu Sénégal loolu sëriñ Khadim Bamba Diagne ma dalal na ko sax ab jotaay les grandes dimensions du màggal moom xam naa ne képp koo xam si li ngay wax daanaka dana ko kii bu teewloo jotaay boobu dina ci gën a am idée bu gën a yaatu ci docteur Cheikh Bamba Diagne waaye li nga wax sànq ci wàllum lii di wàllum usine war a am ci Touba gannaaw usine yi nga xam jotoon na fa am ndax moom dëkk bi ñoo war a ànd dafa war a méngoo ak jamono teewul li nga xam si moom mooy solo si dëgg si njàng Cheikh Khadim ñu téye ko waaye dëkk ku ko wax tamit buy dox kenn doo mënoo bàyyi wàllum transport moo xam transport terrestre waaye aérien te gis nañu Touba ba léegi mbirum day mel ni mbirum aéroport yooyu xëy na donte kiiwaguñ ko waaye ndax yow jàpp nga ni loolu waras na faa mën a am donte ay aérodrome mën naa ne wala aérodrome am na fa waaye jëbbañ ci dëkk bi fi mu toll ndax jàpp nga ni lu mel ni aéroport ak yu demee noonu waras na faa mën a nekk waaw ndax bu Saint-Louis amee aéroport Ziguinchor am aéroport Kaolack tamit am na aéroport Touba dëkk yooyu yëpp Touba leen ëpp dëkk yooyu yëpp soo leen dajalee Touba moo leen ëpp kon Touba war na am avion aéroport yoo xamee ni boo xamee ni dañuy jógee bitim réew di ñëw di dal directement Touba loolu lu ñu waroon a saytu la bu yàgg mbiru hélicoptère xam nga ni
li ñuy tuddee héliport. héliport tey dëkk bi mëdd na ko. moom tamit war nañ koo wutal fa aéroport ba di ne foo xamee ni. nit fu nekk mën na fa jël mën na jógee Sénégal ci jël hélicoptère. daal di ne cëpp Touba. kon lépp loo xamee ni laaj na. maanaam dëkk bu mag. dëkk bu mag a mag li ñuy wax métropole yi. soxla nañ ko. Touba tey jii soxla na ko. ñu war koo waajal. waajal bu gudd. tey jii nii soo xoolee. ni Touba doon tey. en tout cas ba dans les années 60. li nga xamee ni noonu la ko sëñ bi ni sare woon. loolu rek la ci nit ñi gisoon. ah Touba yegg na. nii daal sëñ bi mais tey fa nga xamee ni fa la sëñ bi ni saroon. ni Touba fa la yeggaguñ fa. yeggaguñ fa waaw par rapport ak boo xoolee Matlabul Fawzayni ni ñaan yaa ngi demee noonu da nga xam ni. waaw day mel ni jéego bu ñu dox rek day xool mooy Matlabul Fawzayni gis ko fa. te ndax bu ñu nee pôle scientifique. waaw def nañ Touba bari na ay daara. Touba bari na Touba ma ngay am université. waaye Touba warta yem ci benn université. waaw. Touba war na am plusieurs universités. université ci biir Touba. ci biir Touba. boo xamee ni day répondre ci demande. ak wut ay débouchés pour ndaw yi nga xamee ni ñoo nekk Touba. ndax tey jii nii université même université islamique boo xam ne université islamique kese lay doon. waroon na am Touba. ñi nga xamee ni mbir moom rek moo leen ñor. ñu jóge daara. jaar majalis. dem jàngi jàngum. xam-xamu diine. ak loolu rek. ñor leen ñu dem defi ko. loolu waroon na mën a nekk. tey ñi ngi ci ñaari université waaye yaakaar naa ni war nañoo mën a am lu ëpp loolu. lu dëkk bi di gën di màgg. te ci ñi nga xamee ni noonu lañ ko nisare woon ginnaaw fii nga xamee ni fa la ñu def. université waaw am na ci plan yi nga xamee ni moom la ñuy xool ca kanam ca côté Ngaabu foo xamee ni tamit lenn ci université bi war na faa jàll war na faa jàll maanaam kon gis-gis bu sori am na ci domaine boobu nag ak ci domaine yëpp gis-gis yu sore noonu moom la ñu war a am tey jii nii buñ ne pôle scientifique loolu mi ngi formé wu Touba nekk pôle économique nekk foo xamee ni day nekk ville d'opulence ay xéewal yaatu fa ay xéewal bari fa mën ngaa jàpp ne xaj na yegsi na waaye mën na ngaa jàpp tamit ne des na ca kanam lu gën a xéewale mbiru ndox comme ni nga xamee ni noonu la ko sëñ bi waxe woon tamit nii Touba demee nii mën ngaa jàpp ne war na faa weesu mën nga jàpp ne comme pôle sécuritaire ndax bëri na ci Matlabul Fawzayni ay ñaan yu ci sëñ bi ñaan ci Touba ni mu war a ëmbe sécurité maanaam ci ci mu doon dëkk buy mucc ci yenn danger yi donc loolu tamit yooyu yëpp war nañ ci am ay taxawaay yu bees yoo xamee ni dañuy anticiper ni dëkk bi nar a toll maanaam bu waree yegg ba 3 millions 4 millions 5 millions nit di fa dëkke ñu war cee teg aussi ñiy jóge feneen di ñëw màggal si foofu loolu fi mu toll nii la ñu war a xalaat Touba bu waree accueillir 10 millions nit naka lañ ko war a tërale loolu tamit jàpp naa ne lu ci am solo ñu ci bari ñoom li ñuy wala boog li ñu ciy tiit mooy comme dëkk la boo xam si borom bi da ko sos am statut boo xam si moom la bëgg mu dëkku diine dëkku lislaam lépp lu ñuy tere rek duñ ko fa gis moo tax ñu bari tey boo tuddee tey lu mel ne aéroport dañuy xalaat aéroport fu mu am hôtel war naa am wala yu demee noonu ñuy xalaat ndax naan hôtel yooyu fa amati ni xëy ñaawteef mën na fa am yu demee noonu lu ci bari xëy na idée yooyu la ñuy teg ba jàpp ni loolu war a si fa mën a am waaye dëkk moom comme ni nga ko waxee bu dee màgg lépp luy xeetu loo xam si jamono du ko yittewoo mënees naa am waaye méngoog dëkk ba njàngaleem dëkk ba kon loolu dafa nekk lu am solo loo xam si wax dëgg yàlla ñi nga xam si xëy na nekk nañ ci volet yu demee noonu danañ ci gën a xalaataat waaye ci université bi ba tey dafa am benn mbokk taali boo xam ne xëy na jotoon na fee jaar waaye mu am ci suggestion bu am solo yéen ñu fas yéene laaj seen xalaat ndax xëy na université bi ni muy doxee ba tey loolu day dugg ci wàllum démographie bi ndax université bi fu mu am dafa am benn motif benn lettre motif boo xam ne université bi moom la tënkee mbiram
léegi ndax jotul tey ñu am ay école yoo xam si ce sont des classes préparatoires moo xam ci élémentaire moyen secondaire nga xam si tey ku génn am bac da ngay tënk ci njàngum université xam ne boo fa duggee da nga mën a bokk. waaw xam nga Touba. dafa war a am système éducatif bu boppam. macha allah. boo xam ni xale bi. ba mu juddoo. ba muy duggee daara. ba muy génn. nekk ci liggéey di wut liggéey. lépp dafa war a matale. war a matale wéeru ci njàngaleem sëñ bi. waaye moom boppam. ci ay moyens. moom boppam ci contenu. moom boppam ci curricula. loolu moom mooy idéal bi. fa lañ jëm. tey jii nii am na ay daara. waaye secondaire. li ñuy wax secondaire. xam nga loolu am na fa déficit. soo xoolee ñu bari ñoo xamee ni am nañu certificat. wala entrée en sixième. du ñu mën a jànge biir Touba. dañuy obligé dem Mbàkke. wala di dem feneen di fa jànge. loolu nag muy système bi am ci au niveau national. léegi système boobu muy paquet. waaw programme d'amélioration de la qualité de l'enseignement et l'équité. nangul na. yenn dëkk yi. ñu am seen système mu bopp. selon leur spécificité. macha allah. kon Touba. war na mën a am. système mu boppam. boo xamee ni. day doore ba xale bi nekkee xale bu ndaw. ba xale bi. doonee mag. war a toll ci liggéey. lépp ñu defaral ko suñu bopp. waaye ku ñëwit di ñu ci jàppale. sukkandiku ci ni nga xamee ni noonu lañ ko gisee. jàpp naa ne. loolu. moom mooy sax gis-gisu Sëñ Muntaxa tey. ndax soo gisee. ci commencement ba dañu doon wax université. Xaadimu Rasul de Touba. mais tey dañuy wax CCAK. waaw complexe de. waaw donc nga xam ne kon vision bi. mi ngi fi. kon nag yeggale vision bi. ginnaaw bu université bi yeggee. loolu rek moo ci des. terme boobu tamit lu jar a miinal la nit ñi ndax ñu ci bari ñu ngi koy gis man maa ngi ko xamee ci le professeur Mamadou Lo inspecteur Mamadou Lo. ñuy liggéey lu bari maak moom waaye boo gisee ICRAT bi. lu ci bari moom utilise le terme CCAK nga xam si tey ñu bari bu ñu ko gisee mën nañu koo jaawalee sax benn université waaye même terme bi la xëy na bee daa gën a nekk lu gën a am benn vision boo xam si xëy na nekk na ci kon ñi nga xam si dañuy gis ICRAT bu ñu gisee CCAK dañ xam ni loolu mooy. ICRAT bi ci biir CCAK bi la waaw ICRAT bi ci biir CCAK bi la nekk loolu tamit information de taille boo xam si ñuy topp kii bi waras nañ koo mën a xam naa ko ñu ngi ci kii on va juste résumer chers téléspectateurs de la chaîne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Cheikh Gueye Enda Thiermonde, auteur de Touba la capitale des Mourides. Nous sommes en train de débattre sur la dimension démographique du Grand Magal de Touba et le thème est s'intitulé la vulgarisation, la dimension, la forte dimension, l'expansion de la vie sainte de Touba. Quel enseignement ou bien quel accompagnement à travers des évaluations et des perspectives. Vous pouvez vous résumer ce que nous avons dit tout à l'heure concernant la genèse que vous avez fait sur l'historique de Touba, mais aussi actuellement l'avancée des travaux et toutes les stratégies qu'on est en train de mettre ou bien pour faire une étude pour l'avenir et tout ce que Touba a besoin pour mieux s'améliorer. Oui, Touba est une ville qui a été fondée par Cheikh Ahmadou Bamba en 1888. Avec un soubassement religieux, puisque c'était d'abord pour lui une ville d'adoration, mais une ville qui devait aussi exprimer la réussite de sa recherche spirituelle et l'agrément de Dieu. Et donc, il a l'origine du nom déjà renseigne sur l'ambition qu'il a pour cette ville, puisque la ville doit devenir presque un paradis, un lieu de félicité pour le disciple qui veut bien suivre Cheikh Ahmadou Bamba et sa voie. Donc la ville a été fondée en 1888, en 1887 à la suite d'une retraite spirituelle de Cheikh Ahmadou Bamba,
qui a à la disparition de son père, décidé de quitter le cocon familial de Mbacké et de fonder d'abord une ville qui s'appelle Darou Salam, et ensuite Darou Marnane, et donc avant Touba, qui est en fait la ville qu'il a toujours souhaité découvrir et fonder. Et c'est donc à la suite de cette fondation qu'on a observé à la suite des pérégrinations de Cheikh Ahmadou Bamba, de se démêler avec les autorités coloniales, les 32 ans d'exil répété et de contraintes, d'épreuves qu'il a subies. C'est donc à la suite de ça qu'en 1926, il a commencé à réellement travailler pour que la mosquée, qui était un autre acte fondateur, puisse être construite. Dans le même mouvement, la concession foncière, qui finira par être un titre foncier, l'autorisation sur la mosquée, sont des moments importants du développement de la ville. On peut y ajouter le début de la construction de la mosquée en pleine crise économique, après le krach boursier de 1929, le redémarrage de la mosquée après quelques mois d'arrêt en 1945, l'appel au Magal en 1945, l'achèvement de la mosquée en 1963 et son inauguration, les premiers lotissements autour des années 60, tout ça sont des moments très importants de naissance et de développement de la ville. Mais la ville, le développement de Touba s'est surtout accéléré entre 1980 et 2000. C'est là qu'on a connu cette ruée vers Touba, donc avec un gonflement très rapide, fulgurant, et qui a connu même des taux de croissance parmi les plus forts du monde. On est allé jusqu'à 19% par an certaines années. Donc ce développement fulgurant de Touba a abouti aujourd'hui à une très grande agglomération qui fait plus de 1 500 000 personnes résidents permanents, et fait également de Touba une ville qui accueille un Magal, qui est donc l'un des plus grands rassemblements religieux du monde. Avec donc entre 4 et 5 millions de personnes qui se rassemblent à Touba, presque le tiers de la population du Sénégal. Pour une durée environ de 3 ou bien une semaine maximum. Voilà. Et donc, ce qui est important de rappeler, c'est qu'on est dans une ville qui a connu pendant très longtemps une politique d'anticipation très salutaire, et qui a permis donc d'accueillir toute cette population si rapidement. Mais évidemment avec des logiques d'organisation spatiale, d'urbanisme, d'architecture, qui ont favorisé la bonne organisation de la ville, même en temps de pèlerinage, notamment cette configuration radioconcentrique qui fait que la circulation est beaucoup facilitée. Mais la naissance de cette agglomération, son développement n'est pas sans poser quelques problèmes, notamment des contraintes liées à l'assainissement, des contraintes liées à la gestion des déchets, des contraintes liées à l'encombrement urbain en général. Mais tous ces défis sont, disons, gérables, notamment si on sait la capacité de mobilisation des mourides et leur capacité d'organisation. C'est pour ça qu'il faut saluer le leadership de Serigne Mountakha Mbacké,
qui est donc à la fois guide religieux, mais aussi, disons, urbaniste et gestionnaire de l'une des plus grandes villes du Sénégal, de la deuxième ville du Sénégal. Donc avec aussi tous les daïras qui sont sous son autorité et qui font un travail extraordinaire pour anticiper, gérer les problèmes de la ville. Mais surtout pour aussi, et je l'espère dans l'avenir, donner à Touba toutes les fonctions que requiert la naissance d'une métropole, comme elle est en train de devenir, parce qu'on peut parler maintenant du Touba et du Grand Touba, le Touba qui va advenir dans les années à venir et qu'il faut d'ores et déjà savoir planifier, savoir organiser, et donc avoir toutes les fonctions, à la fois économiques, les fonctions sociales, au niveau des infrastructures, mais aussi les fonctions éducatives, sanitaires, tout ce qu'il faut pour une très grande agglomération. Il me semble que c'est maintenant qu'il faudrait d'ores et déjà le préparer, et ça demande non seulement la mobilisation des autorités de la confrérie, des daïras qui les aident, mais aussi de tous les disciples qui doivent continuer à essayer, à contribuer à faire de cette ville la plus belle possible, la plus organisée possible, et la plus riche possible. En collaboration avec les autorités étatiques aussi. macha allah jërëjëf sëñ Cheikh, mbokk yi nga xam si yéen topp seen Touba Vision, wax dëgg yàlla am nañ mbégte bu baax a baax ci jotaay bi nga xam si accord ni nga xam ne jamono ji seen temps duñ ko mën ndax màggal gi daanaka jëf si na. xanaa dañ lay jox kàddu yu mujj rek nga tàggatoo ak mbokk yi incha allah. waaw xanaa rek di leen sant bu baax ci ñëw bi ngeen fi ñëw. di sant di ñaanal bu baax sëñ Mountakha mu yàgg fi te wér. amiin te ba taxawaay ak nisar bi nga xamee li mu nisar ci dëkk bi yëpp. mu mën koo yeggale te fekke lépp. ak képp koo xamee ni ànd na kook moom. ñu ci sant bu baax a baax a baax kilifa yi nga xamee ni ñoo ñuy boole ci liggéey bi saa su ne. sëñ Bassirou Abdou Khadr, Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma, kuréelu Rawdu Rayaahiin yëpp. nga xamee ni seen liggéey ñoom it rafet na. macha allah. sëñ Moustapha Diatara. ca Daaray Kaamil. ci taxawaayam bu rafet ak ubbeekoom. ak ay xalaatam yu rafet. waaye di sant murit yëpp rek. ci seen taxawaay. ci yoon wi. di ñaanal ñëpp. suñu borom yokk wér gi. yokk xéewal yi. te problème yi nga xamee ni ñi ngi koy commencé di jànkonteel ci dëkk ba. ñu xam ne problème yooyu ñoo leen ëpp doole. murit yi xajuñu ci ñoom. kon nag yàlla jàppale ñu ba ñu daan leen. ba def suñu dëkk di nga xamee ni noonu lañ ko bëggee. yàlla jàppale ñu ci bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. kon mbokk yi nga xam si yeneen topp seen Touba Vision, incha allah ñu ngi leen jox dig daje ci yeneen jotaay ci les grandes dimensions du Magal fii ci Touba Vision, la télévision qui suit l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. salaatu llazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala maahin maal absa wa safar. salaatu llazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala maahin. ngir mën a jot suñuy vidéo saa yu ne Touba Vision, la télévision qui suit l'enseignement de Khadim Rasoul.